asalaamaaleykum mbokk internet yu ñuy seetaan ci www.gfm.sn tey ci seen rubrique invité du jour ñu ngi am mbégte di dalal Ndoye Bane ñu gën ko xam ci inspecteur Ndoye Bane. Bane ñu bàyyi la mu nuyoon teg internet yi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu internetu GFM ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaan baalu àq di leen baal àq rek di ñaan rek yàlla na yàlla def ñu fekk ko ay déwén yu bëree bëri. amiin amiin Bane jamono yi ñu toll. ñu ngi ci weeru koor. ku ne xam na ni dañ leen daan gis ci télévision Futurs Médias ngeen di def émission bi ñuy woowee wareef. jamono ji ci weeru koor ngeen nekk congé wala pause. nuñ ko mënee woowee noonu. ñu bëggoon xam inspecteur Ndoye Bane ci lan la nekk. waaw inspecteur Ndoye Bane mi ngi fi di inspecter comme ni mu ko daan defee rek parce que puisque ñoo ngi pause da ngay jéem a chercher ci nag di uti ay xibaar pour que soo ñëwaatee ci retour bi mën a indi ay affaires yu bees yoo xam ni amu fi woon et puis di jéem a def tamit ay yenn reportage yoo xam ne di rajo ba lay jàll yooyu yëpp ci bagage yu mel noonu daal leen nekk di def ay reportage di def ay reportage di denc ba nga xam ne su émission bi reprendre tee nag nga xam ne da ngay ñëw tibb rek di joxe noonu ngay mën a def. d'accord léegi si biir reportage yooyu ngay def di denc. dina am yenn sujet yoo xamante ne. day xaw a sensible. nga waxtaan ci ak nit. lu weeru koor. Bane su demee ci benn ku muy interviewé war a waxtaan ak moom ci yenn yi. ñu nekk jamonoy koor. nan nga waxee moom ba ak weeru koor gi di nga mën a am li nga bëgg ci moom. non xam nga lu naan lu ci nekk ak la cay xew ça dépend ci sujet bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane sujet bu ñu mënti waxtaane rek da ngay dem ca kay dund loola wala kay liggéey ca loola nga interroger ko su fekkee jamono yi ni rek jamono weeru koor yi ustaas yi nga mën a waxal conférencier yi yenn sociologue yeeg ñoom seen ñooñu nga mën a waxal ak ñi nga xam ne dañuy ay defkatu lu baax lañu ñi nga xam ne dañuy dimbali néew di doole yi discrètement ñooñu nga mën di waxal maanaam loolu mooy jamono yu nekk ca ak la cay xew loolu nag soo ko defee da nga ko yóbbu rajo ba parce que wareef amul parce que jamono yi nag ñoo thème yi ñuy def mooy thème mu suukaru koor thème mu conférence yi thème mu maanaam weeru koor gi su commencé dóorkat yi ngay dégg ci dëkk bi yëpp ci weeru koor la ñuy jóg di utiliser néew di doole yi pour am dara loolu dafa bari trop ci weeru koor gi. d'accord kon maanaam su ma la déggee. suñu jëlee sujet yu mel ne wàllu sexualité wala yu ni mel. dañ koy ajandi waaw doo koy traité si weeru koor. non. d'accord léegi suñu ñëwee ci wàllu suukaru koor bi nga doon wax léegi nii. gis nañ ni Sénégal léegi yenn couple yi su soxna si nekkee séet bu bees. pour neexal sëyam. day joxe li nga xam ne mooy suukaru koor. mais su ko amulee. dañuy gis ni belle famille am dañ koy fitnaal wala dañ koy teg yenn coono yi. ba ndaw si balaa am jàmm. day uti lu mu leen jox. pour génn si coow. mais gis nga loolu am jëkkër yu am personnalité ci biir famille am fulla ñu respecté ko luy sauver jigéen la su fekkee da nga nekk ci benn famille nga am fulla am personnalité am kàddu. kenn du yàpp sa soxna mais su fekkee da nga ne yàcc rek ku jël wax ju bon ñëw teg sa soxna loolu ku góor ki ci boppam mooy faible man sama jabar du ma nangu ñu teg ko lu mu mënul même su ko mënee du ma nangu ñu forcer ko te fii Sénégal dañ la koy forcer par force da ngay joxe sukkaru koor sa yaayu jëkkër sa ay sëru jëkkër sa ay joxe boo xam ne yow doo xam ba xam sa jëkkëram jox na ko wala jox ko ba pare nga koy laaj te li keroog maa ngi doon wax di boobu su naan ko maire yi ay dóorkat lañu maire yi nga xam ne ñooy gore yi ñoom dañuy dóor seen gore seen jabaru doom yi li leen di dóoree mooy maire bi day am doom bu jigéen buy sëy feneen doomu bu góor nekk fee am jabar mu koy def ko pression ba doomam bu góor jabar doomam bu góor bi jox ko sukkaru koor maanaam jox ko ay tissu wala jox ko ay bagage nga bagage yooyu mu jox maire bi da koy jëlaat dem jox ko doomam bu jigéen bay sëy feneen doom ji jigéen ji joxe ci sukkaru koor loolu mooy dóor bi loolu tax ñuy def teg yenn maire yi di def teg pression seen jabaru doom bu góor bi pour mu joxe la muy joxe ca la maire bay jël jox ca doomam bu jigéen pour mu joxe xam nga loolu xeetu dóor la te loolu dafa war a jeex ci dëkk bi nit da ngay def loo mën wax loo mën gis nañ fi ay xale yu jigéen yoo xam dañuy liggéey ci ay entreprise la ñu nekk dañuy dem ba banque def prêt banque pour mën a joxe sukkaru koor lu tax dañ leen di xas pourquoi ñu war laa la xas
man sama jabar ku ko xas su ma ko déggee ñëw xas la pourquoi ngay xas sama jabar parce que joxewul suukaru koor tax même doom da ngay gis su jigéen koo xam ne amul doom ca famille sëy ñu koy xas te bu da nga daan dégg ñoom nit ñu baax ñi dañ naan ñi ngi lay may soxla su lay may soxna xaaruñu ca doom soo ko ca amee bénéfice la soo ca amee soo amul doom dëkk bi dañ lay xas soo de mënul doo deful teraanga ñu xas la di nga bëgg a def teraanga mais liggéeyoo say moyen amu ko sa jëkkër amu ko say mbokki jëkkër di la xas loolu nag ku góor ki ci boppam moo ko mën a xeex ba kenn du xas soxnaam. weeru koor gi ñu tollu baan day am ay groupe de jeunes yu nekk ci koñ. yoo xamante ne dañuy taxaw su heure ndogu di waaj a jot dañuy taxaw ci ànd bi di laaj. defal ci café gi waaw defal ci café gi. di jënd ay tàndarma. ñoom tamit jox ñi nga xamante ne heure ndogu fekku leen seen kër yi. di leen may café wala leen may tàndarma. yow nan nga gisee. phénomène boobu moom la xale yi di. waaw de gis nga damay sant bu baax a baax ñi nga xam ne ay Baay Faal lañu te nekk Touba. ñu ngi leen sant bu baax da ngay gis ñu jël fekk ay nit yu ndog yu woor ñu dem màjjaali ñooñu dañuy tarbiyeel seenu sëriñ màjjaali ñëw jox ay junni nit ndogu soo demee Touba ca màggalu Touba ca jumaa ja di nga gis ñu fay joxe lu mat 2 millions ndogu par jour. ci màjjaal yeeg ak nit ñu baax ñu fay ñëw di joxe si ay ndogu mais lii xew Ndakaaru mënuma ko tudde dara lu dul ñàkk jom ñàkk loo def. amul benn jigéen booy fekk ci hôpital mu tëdd ëmb di am doom ju góor nga ni ko sa doom ju góor ji est-ce que bëgg nga su weeru koor jotee mu yorub këll tàllal ci tali bi naan ñëw leen ci café gi loolu képp koo xam ne gis nga sa doom di ko def xamal ne échec nga ci sa éducation am nga doom ju ñàkk jom nit war nga waaja waxoon na nee na juróomi baaraam yu nu tàllal yalwaan la benn baaraam bu nu tàllal joxoñ la juróomi baaraam yu nu dànk ab kurpeñ la donc yow mën nga ni chaque et puis ñooñu dama yaakaar ne dañu amuñu lu ñu def keroog maa ngi ciy werante ak benn boy man ko gis nga boy yi di taxaw ci tali bi yor seenu pot naan defal ci café gi koo ci woon ni ko kaay ma lay fay 75 000 francs ngay bale marché Castor mu bañ. d'accord ba xam nga lan moo tax du ma d'accord lu bari ci ngay wax ñàkk jom. su fekkoon kooku day ñëw tàllal ñaan la après dugal ci poche mais dañuy gis ni fi nga xam ni fa la xale yooyu taxaw di màjjaalee da ngay gis mën a café ci wet gi. gis ñeneen ñoo xamante ne dañuy yore ay palaat. di yore tàndarma di raxas wala di commencer di def ci ay mbuus. ku leen ko sant loolu. mais dañ koy may ñi nga xamante ne ñooy nekk di romb waxtu ndogu du leen fekk ci seen kër. loolu baax na mais gis nga boo yooyu di ko def ko ci toppoon ba dem këram papaam amulum ndogoo wala yaayam amulum ndogoo da ngeen dem lijjanti ji loolu ba pare kan moo leen sant ni loolu. déggoo rappeur ba nee na yow ku ñuy jox ngoy warax doo tala jàllale ab sarax xaw ma ndax dégg nga li may waxam déet yow amoo dara liggéeyoo goroo yatoo yow nga ne yow yaa war a yor ndogu ñi nekk ci mbedd mi yow doo dem lijjanti lu sa yaay ndogoo lu sa papa ndogoo lu say sœur ndogoo waaye yow yaa ngi lijjanti lu waa mbedd mi ndogoo waa mbedd mi seen kër lañ jëm su dog jotee dinañ dem ndogu ji mais na façon bi ñu koy defee moo bañ dañuy yor seen këll bi soo leen joxul sax soo moytul ñu sànni la ay trac li population bi ñu ngi ci teg seen kër dañ ci mënul dara mais neexu leen paa bi nga xam ne gis na doom bu góor di ko def neexu ko ñu bari neexu leen population bi dañuy wax mais neexu leen loolu dafa rafetul. kon yow daal da nga gis ni li ñuy màjjaal di jox nit ñi loolu yow rafetlu woo ko. ni ñu koy defee rafetlu wuma ko xale bu góor bu dara jotul dafa war a dem liggéeyi. d'accord mais man too nit di dem ndogu ji këram mu fekk ko ci gis nga jox nit ndogu nga jox ko mu lekk loolu tam. d'accord loolu lu baax la mais dama ni jeunes yi koy def nañu dem liggéeyi. suñu liggéeyee xool ca paawu koñ ba ñetti paa yoo xam ne jar nañoo dimbali ñu dem dimbali leen wala ñu dimbali seen ndey ak seen baay moo gën ñu taxaw ci tali bi yor seen këll naan defal ci café gi defal ci café gi te soo gisee soo deful ci café gi nga xool genre ñàkk kerse gu lay def goo xam ne li may wax ni ñu bari neexu leen jeg et puis am na ci ñoo xam ñi ciy jubal bariwuñu de ñi nga xam ne dañ ciy jubal carrément bariwuñu de cinu café 2000 francs nga am cinu café café lu muy jar café 700 xaw ma 1000 francs nga am café gu bari am ci cin nga jënd ñaari paquet suukar mu suukar ko ah
jënd say kilo mburu maanaam la ngay séddale café ga la ngay joxe lépp matul junni. mais yow weeru koor ba xanaa weeru koor rek la ñuy lekk lu tax su dul weeru koor duñ ko def su dul weeru koor nañ dimbali ñi añ fekk ci mbedd mi ñi reer fekk ci mbedd mi ñi ndékki fekk ci mbedd mi nañ leen di jox añ di leen jox reer di leen jox ndékki. weeru koor ak weeru su dul weeru koor c'est la même chose lekk dong la ko yàlla nee na woon ngeen arrêté seen lekk ba heure bi jot na mën ngeen a lekk léegi nag xëy nga suba liggéey ba nga liggéey ba wàcc midi añoo añ jot na mbedd mi doo gis ku la jox nga añ reer bi doo gis ku la jox nga reer ndékki doo jox ku la gis nga ndékki pourquoi ñu koy def rek weeru koor dañoo mën bay def nañ ko def toujours. d'accord yow ñi nga xam ne ñoom nga nekk di sànni xeer ndax loolu laa ko mën a tuddee sànni xeer. ñoom li ñuy def dañ koy def duñ ko wane ci télé yi. mais ñoom forme bi ñu koy defee. am na ñeneen ñoo xamante ne tamit dañuy joxe koor jël ay caméra ñëw ñi ñuy jox ñu wane leen après ñooñu gën. mooy Restos du Cœur yooyu noonu. ñooñoo gën a garaaw booy yi ci tali bi sax ñoo tane ñooñu. booy yi ci tali bi ñoo tane ñooñu di xam ay Restos du Cœur lañu ñëw ci benn koñ fekk la Mariama da ngay ñëw fii da ngay dëkk Xaar Yàlla wala Grand Yoff wala Liberté 6 yow woor nga 11 jours gisoo ma Samba gisoo ma Demba yaa ngi ndogu nga jékki-jékki xëy suba gis ay oto yu gaare ay bâche yu gaare lan la dafa am ñu fi ñëw waa Restos du Cœur ñoo fi ñëw pour jox waa koñ bi ndogu d'accord lu baax la toujours jàng na ni que ni nit ki woor ba ngoon jot nga jox ko mu ndogu kenn mënu koo fay loolu dañ koy rafetlu nga jox ko nit ki mu ndogu mais xamal ni woor naa 11 jours ba 12e jour ba ngay doog a ñëw dog jot na ci ndakaaru nga indi mburu bu ñu def beurre ak café ak meew jox ni ñuy ndogu nga may filmer reer jot nga tegal ma boolu ceeb ma lekk ceeb ba lu ma bari du ma yow nit ku woor xam nga sa biir ni muy feese diggante bi ñuy ndog ak bi ñuy reere ñoom ñuy organiser loolu matul sax 1h30 wala 1h30 ngay ndogu la ngay ndogu doo ci tibb sax lu mat 15 tibb suur ñu jox la jus nga naan ñu teg la caméra filmer la maanaam ñoom heure dog ba keroog ñuy ñibbi duñ fa def 3 heures de temps ñu filmer la nga lekk lépp soo ko calculer matul junni ñu filmer la film boobu fan lañ koy yóbbu loolu ay dóor la dañuy jël seen caméra yi ak seen xeetu sarax yooyu di ci maanaam di wutee xaalis néew doole yi dañuy dem ci néew di doole yi di leen wutee xaalis seen photo yooyu seen film yooyu dañ ko yóbbu ci dëkku naar yi wala ñu yóbbu ko ci dëkku tubaab yi di ci wut xaalis affaire bi loolu la kaay ndogu loo may filmer léegi nag yow soo ma joxee ndogu tey suba lu may ndogoo lan moo gënoon a rafet dem Liberté 6 barak nga xam ni ay néew du doolee fa nekk dangaa mën bay def lu baax nga campé fa weeru koor gi ba mu jeex di leen jox ndogu loolu lu ko gën a rafet luy ndey dem Liberté 6 jox leen tuuti ndogu benn fan bala ñu laa gisati déwén nga jóge fa dem Grand Yoff jox leen ndogu filmer leen bala ñu laa gisati déwén nga jóge fa dem Thiès jox leen ndogu filmer leen ba déwén et puis pour crédibiliser loolu dañuy ñëw ci benn koñ ba Ndoye Bane dëgg gis nañ ni Ndoye Bane moo gën a populaire ci koñ bi su heure dog jotee ñu woo Ndoye Bane pour mu yor ci kodu ci noir gi yàq pour crédibiliser li ñuy def jël maire ba jël mbër ma ca koñ ba jël waykat ba ca koñ ba pour crédibiliser li nga xam ne moom la ñuy def duñu jël mukk chef de quartier bi nga xam ne kenn xamu ko duñu jël bi nga xam notable bi nga xam ne su sëy yi tasee ci koñ bi moom mooy ñëwaat duñ ko jël dañuy jël nit ku siiw ki ak nu mu siwee baax na moom la ñuy jël pour jéem a crédibiliser seen image boobu noonu ñun film bi leen ci soxla ndogu sponsorisé boobu noonu ñuy jox néew di doole bi néew di doole bi xamul ni ki ko koy jox lam cay am après xamu ko d'accord naa nañ leen jox ndogu mais bu ñu leen filmer te koo fi gis am na mbokkum néew di doole te bëggoo woon ñu koy jox ndogu di ko filmer. différence yooyu noonu si weeru koor gi ban lan la gis ci loolu est-ce que entreprise bi daf koy def pour ñu xamale nit ñi yàlla est-ce que da koy def pour ñu wax ci weeru koor gi wala tamit comme ni ngay wax utukaayu xaalis la ciy def. utukaayu xaalis yi ñoo fa ëpp mais du jeeru koor rek la ñuy jaamoo yàlla jaamukaayu yàlla yi weeru koor bi benn weer la ci pourquoi xaar ba weeru koor ngay def conférence. fekkee entreprise yi da ngay gis entreprise yi dañuy dem ci hôtel yi baax wala ñu dem ci yenn salle yi di fa def seen conférence man ñi may wax mooy maire yi ci koñ yi
soo seetloo soirée yi ngay gis yëpp seen soirée yi ñu ngi ko tuddee président Macky Sall première dame ministre diw soirée fo fecc conférence yi tamit ak carte soirée yi benn lañu. deal bi ci nekk mooy soo demee ci koñ bi da ngay nekk député man ma nekk ministre man ma bokk APR kee bokk réew mi kee bokk PDS maire ba dëkk PDS ñu bokk ci conférence te far PDS ñooy dem ni ko yow lañ tudde conférence bi ñi bokk APR ñu wut beneen groupe dem ni mais ñu ka nekk APR ñëw ni ko conférence bi yow lañ ko tuddee maanaam conférence bi dañ koy tuddee lu mat 4 personnes yoo xam ne ñu ngi ci yeneen parti wala ay patron lañu ku ñëw rek ak mbooloo ma lay dar soo ñëwee ñu teg la ci kanam yow nga toog xëggaliku yëkkati sa benn 500 000 jox leen yaakaar ne yow leen tuddee conférence bi fekk conférence bi tuddee nañ ko lu mat fukki nit loolu ay dóor la li ma ci gën a métti mooy dañuy fekk tali boo xam ne Sénégal gépp wala Dakar gépp fa la ñuy jaar ñu baas tali ba dagg tali ba di fa di naan dañuy jaamu yàlla te yàllaa njëkk wax ne bu lor sa doom bu lor sa dëkkandoo conférence bi ngeen di def c'est pas parce que ay jullit ngeen que lu leen neex ngeen di def mais am na ay jullit yoo xam ne li ngeen di def nii neexu ko fii ngeen di def conférence bi neexu ko loolu àq la am na ay terrain am na ay salle am na ay centre yéen xaalis ngeen di wut donc nangu leen a génne xaalis pour louer salle mais bu leen toog ci tali bi bëgguñu yomb baare tali bi ñëw dafa def conférence di tànqal nit ñi et puis ustaas yi toog di leen waar du leen wax dëgg ëllëgee ko ñun leen yéen fii ngeen conférence waru leen fee conférence lii àq dëkkandoo la. su nit bëri bëggee dugg si ci biir koñ bi pour seet si malade du mën a dugg malade du mën a génn gisoon nga waa Y'en a marre doon ñu def ay sketch mais loolu du yoon mook ngénte baare tali bi ñoo yem c'est la même chose mook sabaru baare tali bi moo yem mook politique di baare tali bi ñoo yem doo ci am yàlla doo ci am yonent bi nit ñi dañ askan wi ñu dëkk ci tund wa ñoo lay jéppi ña bokkul ca conférence ba ñoo lay jéppi ngeen sanse toog soo toogee oustaz bi day toog gis ay dérian koy xeesal ba xasaw xunnu ëllëg ko mun leen yéen seen xeesal yi ngeen nekkee wala seen comportement yi ngeen nekkee ba leen ko du leen ko wax li leen arrangé ñoom moom la ustaas bi wax wala moom la conférencier bi di wax pour que su déwénee ñu mën koo wawaat xam nga Sénégal diine ji la ñuy jël di ko fooye diiney folklore moo fi am soo waxee nag ñu xas la kii dafa réew kii dafa bëgg a siiw mais lii mooy dëgg gi ku bëgg conférence demal ca saal ya demal stade. yow wax naa fi sànq suukaru koor. waaw nga sànni ñooñu xeer. waaw ay dóorkat la. ma ñëw ci conférence yi nga sànni ñooñu xeer. waaw ma ñëw ci joxe ndogu yi nga sànni ñooñu xeer. waaw kon baan lan la yaakaar ne weeru koor noonu la ci nit mu ne def pour jaamu ci yàlla. nee naa la bu ci nekk tontu naa la nee naa la su del julli di sellal di saraxe lépp loo koy def lépp looy def nga def ko ngir yàlla te bu kenn yëg. mais conférence weeru koor. waaw ba mënoo ne début bi ba fin bi mën nañ ko def sans pour autant ñu organiser ay conférence di waar di ci. néew ma bu ñu organiser de mais suñ koy def nañ ko def foo xam ne bu ñu lor kenn nañ tëju ci seen salle conférence ba ñoom la concerné ñoom ñoo ko organiser nañu tëj wut salle fay ko parce que dañuy bind ay lettres di ci wut xaalis moo xaalis boobu war nañ ci mën a dem wuti salle bu ñu conférencé. ñoom ñi mu concerné ñu tëju ci seenu saal wax se liy wax ba doyal génn dem ñibbi du ñu déranger kenn tey jii man su ma doon ñëw Almadi gis waa Wakaam baare tali bi ma waroon a ñëw def si émission ñu baare tali bi di conférence ma tardé sama émission loolu àq la loolu laay dénoncé te ña leen di jox maire ba ca koñ ba wala préfet ba ñoo koy jox autorisation xam nga lu tax kii kat. man moom ak waa këram waa mbootaay gi man leen doon jàppale élection yi passé naa leen jox rek autorisation ña leen di jox autorisation ña nga ca baas ba baare tali ba ña waroon a tere ñu da baare tali ba ña nga ca baas ba toog mais le dëkk boobu kañ lay dox su dee suukaru koor yi wax naa leen ñu koy defee defal loo mën conférence yi moytul di am jël àq dëkkandoo beneen bi dóorkat yi ñi nga xam ne dañuy tàllal ci mbedd mi naan defal ci café gi nañ dem liggéeyi suñ amee xaalis def ci café gi ni ngay defee ci café gi mooy jox ndogu sa ndey ak sa baay ak sa xaritu baay bi nekk ci koñ bi te néew doole nga jox ko ndogu te kenn du ko yëg am na benn waay boo xam ne doo doon joxe ay ndogu weeru koor gu jot day xaar ba guddi mu yor ay saako ceebam di ko sànni ci biir kër yi na mag ñi doon def pendant ay at kenn xamul kan la te paa baa ngi seen biir ànd ak ñoom di dem jumaa chaque jour kenn xamul kan la ñu koy waxtaane mais xamul lu naka leen def ba xam ne moom la da doon wër di sànni saako di jël saako ceeb bi doon ko jël fa saako bi diis foofu la ko sunu borom moomee asamaan set
payi di julli ji fajar ñu gis ko ak saako ceeb bi ci kawam ni mu ko doon jëlee foofu la waa réew ma waa dëkk ba xamee ni kii moo doon def lu baax li ay at a ngi ni kenn xamu ko ñaari tali gii am na ko fa doon joxe ay ndogu ca biir jumaa ja ak ay xaru tabaski ni bu ma kenn gërëm jour bañ ko gërëmee ca rajo ba ca la toxu. beneen bi mooy ban dafa am benn franc-parler boo xamante ne moo nekk ci moom. ba nga xamante ne suy def émission léeg-léeg mu indee ci ay frustré yu bari. ba léeg-léeg sax boo daan def wareef dañ daan toog am ñu woote. wax ay kàddu yu ñagas. est-ce que yow mos na la arrivé ngay dox ci mbedd bi nit dab la wax la ay kàddu yu ñagas. man nag ni nga muy gis ni bon des fois mu am nii rek des fois nit xool la jéppi la des fois nga dem banque nit xool la ci potu la des fois nit envoyé la message xam nga des fois nag nit gis la am lu mu la bëgg a wax du la ko wax parce que da nga ko dul may kanam man émission bi lii mais man suñu génnee ngay góor may góor soo ma waxee dara dañ koy régler dañ koy régler parce que tudduma kenn tooñuma kenn li nga xam ne dëkk bi ni muy doxee moom laay gis li ma d'accordul ma ne d'accorduma comprendre nga su fekkee li may wax d'accordoo li may wax man d'accordoo ci jaru ngay saaga jaru ngay ñëwal ci man ni ma lii nga waxoon ni d'accord ma ñu waxtaan ci parce que lii may wax ni temps yëpp maa ngi ciy waxtaan ak ay nit dañuy waxtaan ba juboo yooyu mais yooyu ce sont les risques du métier soo dee dem armée war nga xam ne war ngaa mën a dee soo demee Casamance wala nga dem feneen war nga faa mën a dee ce sont les risques du métier saaga yeeg menaces yi yooyu noonu yooyu pour man ngelaw la soo dugg internet baa ngi nii ku fa dugg ñu saaga la sëriñ si la ñuy saaga ministre yi ku baax ku génn ci dëkk bi nit ñi saaga la dëkk bi moo toll foofu. mais ci ñi nga xamante ne boo demee def reportage ñooñu ngay nekk di waxal. après tegaat leen ci rajo bi. est-ce que kenn mës nga si jël mu wax nga wax ak moom ba pare après mu woo la téléphone émission bi jàll mu ne la yow de lii waroo ko woon teg. waaw waroo waxoon naa la dindi lii waroo waxoon naa la dindi. des fois day am des fois nga teg benn reportage waroon a changer voix bi fàtte ko. des fois nga teg benn reportage changer voix bi nit xàmmee histoire bi mais toujours dama lay préparer waxtaan ak yow parce que man dewuma ci yow ni la waxal yow yaa ñëw ci man ni damay wax ci seen thème bi su fekkee télé bi seen thème bi damaa intéressé damay ñëw wax ou bien ma dem gis nit ku ko dund ma dem convaincre ko ba mu wax soo demee jëlee sa décision soo jógee am na ñu jógee ba Diourbel am na ñu jógee ba Tamba am na ñu jógee ba Ndar di ñëw di ma seet si fi pour wax ci benn sujet kooku xam nga affaire bi jaral na ko am na ñoo xam ne je m'en fous la ñoom ñu xàmme leen ak ñàkk leen xàmme lu ñuy dund la loo xam ne sonn nañu dañu bëgg a wax mais des fois nga teg dara nag mu yëngal kër waaw doo ci jublu loolu mais day yëngal kër mais day fekk kër ga yëngu woon ba pare mais affaire bi da koy gën a yëngal ba nga gis jigéen boo xam ne mi ngi toogaale loo xam ne kenn xamu ko parce que def naa fi benn thème boo xam ne benn femme boo xam ne jëkkër ji moodu la jëkkër ji dafa impuissant ba pare di ko kale mu ñëw wax ak man bi mu waxee nag waa kër ga xam ni ki diw mi lay waxal affaire bi indi woon na ay coow mais nag dafa fekkoon sëy ba yànq bay waaj a wadd rek ko ci desoon mais ndaw si di bopp dañ ma sax teg bi nga teg élément bi daf maa arrangé ndaxte waa kër ga xam nañ ni man la sama jëkkër xam na ni man la ba film nii sama waa ji may na ma baat te loolu laa bëggoon man ko est-ce que li nga ma nettali lépp dëgg la mun ma lim la nekk lépp dëgg la indil ma ay ordonnance indil ma ay këyit yuy wane ni waa ji dafa dëggantaan dafa impuissant woon bay naan ay garab boo xam nga noonu la demee waaw. est-ce que si thème yi ngay teg tamit. mos na la arrivé nga teg benn histoire. affaire yi jàll. tournure bi muy jël neexu la yow ba nga toog après réccu. tournure bi muy jël ma teg c'est que nag man su may def benn thème su thème bi grawee dinaa fexe ba kii ko ba nga xam ne histoire bi may def nii ci maag ki koy dund rek lay yem. waaw dinaa ko fexe daa protéger ko ba nga xam ne ci mag ki koy dund ñu bari dañuy bëgg a xam kii kan la mais man du ma nangu loolu des fois sax nit ma interviewé ko ay mbokkam dégg ko xàmmee ko ñëw dox ba ci man pour laaj ma ni ma diw mii de dañoo yaakaar ne suñu mbokk diw mii la histoire bu mel ne dund ma ne ko non yàggul dara am na benn xale bu jigéen boo xam ne dafay dund lu metti ak papaam
ba mu juddoo ba léegi gisul papaam amulu ko benn njariñ papaam am na xaalis nekk ci dëkk bi mi ngi fii loué ci benn néeg dëkk fa moom ak ay copinam te papaam su ne la diw la nga ni déedéet ba mu waxee ci télé bi ci wareef la waxee am na ñaari nit ñu ñëw ni mu waa diw tuddul nii man la déedéet te noonu la tudd dëkkul fii man leen déedéet dëkkul noonu melul nii jàngiwul fii wax ma liñ may laaj lépp dëgg la mais dama leen na ne non kii wax leen ni sama koñ la dëkk néeg nii la ni xam nga expliquer daal ba bañ génn ci seen xel waaw damay naa fexe ba nga génn ci sa xel mu ak loo ma jege nag munoo fexe ba mu ni la diw mii la parce que li ngeen jàng ci journalisme moom la ma maam la si jàngale information moom fexeel ba soo ci liggéey loolu na nga ko garder secret professionnel na nga ko téye pour yow mais nit ndaw si ñëwul wax wala ku góor ki ñëwul wax pour nga weer ko dafa ñëw wax pour nit ñi trouver ko solution bu ñoom seen. Ndoye Bane émission yi nga xamante ne moom lay def. waaw. ban la ci boo xamante ne moom la dund boo xamante ne mënu ko fàtte ba tey bu ko ci gën a marqué. waaw émission yi nga xam ne moom mooy yi ma ci gën a marqué mooy prostituée yi nga xam ne fexe naa bañ génn ci ba defatuñ ko ak mbirum borom ñaari tur yi am na ci kenn koo xam ne tamit fexe naa ba mu génn ci yooyu ñoo ma ci gën a marqué parce que man damay topp nit ki su fekkee mi ngi nekk ci loo xam ne du yoon suñu defee émission ba pare du ma la bàyyi dama lay su ma ko mayee dama koy topp dem naa ci benn prostituée interview ko pare ni ko dama laa bëgg a jàppale pour nga génn ci dañu ma wax lu ma ci waxal Ndoye Bane bàyyi ma man damay liggéey dama la doon jàppale pour nga def sa émission rajo ba laa ko invité mu toog gars yi di woote di ko yónnee xaalis di ko may ma jëli xaalis ni ko li gars yee la ko jox pour nga rek nga génn ci li nga nekk mun la man Ndoye Bane moi je travaille la ma wax carrément dama am doom aw ma liggéey aw ma dara sama papa dee na sama yaay deewal aw ma ku ma jàppale je travaille demal dimbali ñeneen man bëgguma bàyyi kooku lu ci waay nit mais su nit ñëwee ni la bëgg naa bàyyi wala góor jigéen bi ni la dama koy def mais gënalu ma nga jéem wut ay sociologue ak ay oustaz ñu toog dar ko di wax ak moom tout le temps dugal ko ci am na benn tailleur boo xam ne dama ko ci topp di ko jàpp benn mbàkke di ma jàppale ba waaje fi mu ne nii su ma tasee ak moom ci mbedd bi du ma ko xàmme mi ngi liggéey noonu liggéeyam naaj mi ngi dox et tout amul benn problème loolu mooy réussite mais doo ñëw émission teg ma lu ma dul def man yow daa ngi am problème ak sa jëkkër nga ñëw ci Ndoye Bane wax ak moom sama jëkkër lii sama jëkkër laa man damay jéem a arranger sa problème ba pare bala ma cay def émission loolu laay jéem a arranger problème bi su ma ko mënee wax nga ma enregistré la teg la ci rajo bi nga weer sa jëkkër su subaa ma dem jëli sa jëkkër sa jabarkat nee na lii nga jaar boole ñaar yooyu teg ci rajo bi loolu tas nga kër googu te mun émission yi defuñu ko pour tas kër dañ koy def pour nit ñi defaru ci lu gën a daal heure bu ñu toogee te encore ay nit dañ lay dak naan la Ndoye Bane yaa sa émission bee ma soppi am na ci oto bi ma njëkk a am benn waaye ma ko may ma xam lu ma wax damaa sol sama ay daal di baali instant boobu maa ngi naan ci rajo bi waxtu wii may wax ak yéen góor a ngi bàyyi jabaram ci kaw lalam fa seenee taal otom dem baali ba 6 heures du matin waa ji nee ne instant boobu mi ngi ci biir oto bi takki dàllam mu mel ni man moom laay waxal su ñëwee day màndi di dóor jabar ji ba asamaan set waa ji bàyyi teg classe yi toog ca oto ba minuit di déglu émission bi ba 3 heures du matin mu dem ñi jabar ji yow da ngaa dem ci Ndoye Bane boole ma mun ko man xaw ma sax Ndoye Bane du ma ko déglu mu may wër ba gis ma ni ma Ndoye Bane maa ngi lay sant di la gërëm 6 mois ngi nii génnuma sama kër ndax samedi ak dimanche bu jot dama lay déglu tax dangaa mus a wax lii tegal ma la wax yëpp maa ngi koy fàttali mu waaye nen baax na nen dem waaj di ma déglu ba yàgg un jour mu woo ma téléphone ni ma Ndoye Bane maa ngi États-Unis foo nekk man ko maa ngi nii di xëy liggéey mun ma demal tel lieu nga laajte diw ma dem ci lieu boobu laajte diw ñu boole mun ma waaw nee na woon ma jox la lii jox ma caabi oto bi moo wax ko ni ko lii nag mun ma sawaay ni nga ma defaree sama sëriñ sax mënu ci woon dara sëriñ bu nekk dem naan fa ma jébbalu dem nañ fa garab gu ne sangoo naa ko naan naa lu ne mun ma woon a bàyyi sàngara munu ma woon a bàyyi baali munu woon bàyyi sama dóor yow sa bopp yaa ci 5 minutes yu ma la déglu ci nga ma soppee moo tax ma may la teraanga bi maa la ko may ci xol bu sedd mooy oto bi ma njëkk a am xam nga loolu yaa ngi defar ay nit te doo ko xam te man su ma toogee di wax ci rajo wala télé doo mën a fen damay je dis la vérité
su ma génnee nag je vis ma vie mais su ma toogee ci télé bi je dis la vérité. d'accord même su fekkee dama ci je dis la vérité. d'accord waaw. Ndoye Bane ñu lay jaajëfal ñu bàyyi doyal sa kàddu. waaw di sant di la gërëm rek di ñaanal gars yi kooru jàmm ak salaam rek di leen tàggu ba beneen yoon.